ne jaar ngeen fa. question boobu te pareegu leen de. question boobu Bougane na teel a xam ne bis boo amee boo leen gisee lu leen gën di ngeen ko fi baax ndax am na ñu ko fi ba dem Pape Cheikh Sylla fi la nekkoon gis lu ko gën dem bis boo gisee lu ko fi gën dem. non le débat c'est pas les journaux question boobu mënoo fexe ba nit ñi duñu la ko posé. mënoo fexe ba du ma la ci tontu tamit. léegi posé waat ko nga xool ragal naa ko. bien sûr sànq da nga wax ne jaralatu la ko c'est-à-dire que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo tax nga doon xeex jaralatu la xeex boobu loolu laa la laaj ne la ndax du woon gëm-gëm wala conviction moo tax nga koy def. gëm-gëm ak nobel dafa am fu mu yem nit ki boo ko nobee nobatu la da ngay seeti ku la nopp kon la ma yaa tey da ngay daagu fañ la nobee nobatuma leen. ñan nga nobatul Macky moo ko yor allez-y. waa coalition taxaw Dakar alors c'est clair maintenant Médina nga nekkoon sànq Médina boobu bu ñu ci ñëwee dafa am démb loo xamante ne am na fa scène de violence yoo xamante ne gis nañu ko ci presse bi muy les partisans de Bamba Fall ak les partisans de Cheikh Ba liñ naan ku taxaw. li ngay wax wóor na la. gis nañu ko dama la li ngay wax wóor na la dama lay poser question. déedéet posé woo da nga ne gis nañu ko fa. waaw gis nañu moo tax partisan Bamba Fall nga tudd moo tax ma lay laaj ndax li ngay wax wér na. waaw moo tax ñu lay laaj qu'est-ce qui s'est passé foofu ci Médina ci scène de violence yi nga xam ne gis nañu ko démb. kon boog da ngay retirer question bi parce que partisan Bamba Fall. xeexul démb y a rien à retirer monsieur le maire la question a été très claire. dafa am ay scène de violence waaw ci partisan Bamba Fall nga wax. Médina ah mu nga qu'est-ce qui s'est passé. non rétrécir nga question bi kon d'accord naa. jàmm am na lan moo fa xew. jàmm am na li fa xew. lan moo fa xew li fa xew du partisan Bamba Fall wax dëgg yàlla. alors leeral ñu loolu rek la. non bu ci dutu Bamba Fall ma leeral la. yomb na. écoute que vous. Fatou sama gaañan sama ex gaañan quoi Fatou xam nga li xew démb. waaw ba tey li xew démb. man Bamba Fall yoonam néew ci quoi wax dëgg yàlla. militant Bamba Fall seen yoon néew ci c'est-à-dire journaliste yu baax moo bareetul journaliste d'investigation moo bareetul ay reporter moo bari ay jël ak kiiwu jàmbur nga jëlaat ko pour sa kii moo xew. parce que bu njëkk ba journaliste yi daan am bu dara amee dañuy dem gëstu lan la équilibre xam lan la Bamba Fall dañoo bind ci presse pour jaay seen journaux mais Bamba Fall laalewu ci macha allah département de Dakar Alioune Ndoye jiite ko ñëw na Médina démb journée xasaayit la ñu dem kër Serigne Touba dem kër maam Abdou Aziz Dabakh julli fa tàkkusaan seeti ay kilifa diine seeti ay mouvement de femmes bi ñuy ñëwee ba ci meeting bi ñu commencé wax Karim Fofana wax mais Karim Fofana bi muy wax dafa ni warumaa teel a wax warumaa njëkk a wax Cheikh Ba waaye may leen ma dama am émission bu ma jëm parce que tamit xam nga waxante bi dafa am nu muy toppantee mais am na ku dul njëkk a wax kii loolu dafa am ci protocole léegi li indi problème bi mooy Cheikh Ba ak Karim bi ñu waxee ba pare dafa am benn militant Seydou bu bëggoon jël kàddu Seydou jox ko kàddu ci la ko Cheikh Ba ni Seydou par respect waroo ma def nii mënuma nekk kilifa comme yow nga jox ma parole di jël un militant ordinaire di ko teg sama kaw muy wax loolu duma ko nangu nag ah monsieur le maire ma ni ko waaw Cheikh jox naa la dëgg parce que protocole laaju loolu parce que même bu doon administration le directeur ne parle pas après le ministre am na ci lépp comme que toll nañu foofu ci leadership te man moom ak Seydou la bu ñu xasee ba wax militant mënul wax suñu kaw loolu mooy dëgg bi après nag Cheikh nag ni ko loolu duma ko d'accord du wax parce que tamit loolu manqué ma de respect la waa kër Cheikh Ba ni Cheikh Ba wax na dëgg kii du fi wax waa kër Seydou ni ko non dina wax kon waa kër Bamba Fall seen yoon newu ci ñaari camp yooyu ñoo doon affronté te li ko mettil mooy gros bras yu bari sécurité bu bari ndax doon nañu régler problème bi donc yoonu Bamba Fall newu ci yoonu militant Bamba Fall ne fi may ñaanaar journalistes yi bëgg a jaay journal bu ñu tax ak ñi nekk ci Facebook yeeg yooyu site yu bari yi nañuy gëstu Bamba Fall ak Alioune Ndoye dañ doon defar suñu yoon soo am fa meeting bi am ay difficulté kon boog bi loolu passé Cheikh regretté na Seydou regretté na ñu jàpp ni cat la woon ndax ñaari nit yu baax lañu ñaari nit ñu amal président njëriñ lañu te jàmbaar lañu Cheikh Ba bis bu ñu ko nee yaa ay meeting daf fi ci sonn mobiliser ñëpp jàpp ci ku ne mobiliser indi Seydou démb lu mag la def tamit dama jàpp ni li ñu boole démb li indi loolu pourtant du am lu importance lu ndaw la rek benn nit ku war a wax kon la ko yàq dama jàpp ni cat la asaka la mais mënoon nañ ko éviter mais Cheikh nag mais man du tere tamit ñu xam ne Cheikh Ba ku am mérite la jàmbaar la même élection yi nga xam ne maa ko ci gagné li mu am ci voix commune yu bari bu ko fa demoon mooy nekk maire 8000 et quelques voix Seydou tamit doon jàmbaar bu yàgg ak Macky Sall sonn ci loolu tamit di jàmbaar démb nag mu am mérite mobiliser lu bëree bëri moo tax ñëpp nañu jàpp ni cat la te ñu bàyyi ruube bi xam ne ay waa kër Macky Sall dañoo war a ànd jox Macky Sall victoire. alors sur cette question yaa ngi wax ni li leen boole cat la. c'est-à-dire c'est quelque chose d'insignifiant
ci préséance kii moo war a jël kàddu kii moo warut a jël kàddu mais quelque part est-ce que du ni ànd de façade la manko jël ndam li moo ko waral est-ce que c'est pas plus profond parce que c'est pas la première fois ñuy dégg ay rivalité entre les militants de Cheikh Ba ak militants wu Seydou yi est-ce que lii du ànd de façade ànd boo xamante ne ni c'est forcé pour ngeen ànd def benn say pour mën a jël élection yi mais en arrière-plan c'est plus profond. du man maa jugé seen ànd de façade ak ànd leen mais comme que ànd nga ci rek baax na nit ki fanaanoo nga ak sa jëkkër jox ko mu lekk tëdd ak moom te jëppi ko l'essentiel defal sa warugar rek l'essentiel li ñu ànd de façade ak ànd leneen a ci yem nañ jox Macky Sall ndam li après nag ñu lijjanti la ci des. mais pour coalition la li laajte c'est-à-dire une coalition boo xam ne tey ku wax Médina dangay wax Bamba Fall wax Cheikh Ba wax Seydou Gueye violence boobu am est-ce que du indi déggu ci électeurs yi nga xam ne ñoom ñoo war a voter la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu gisee ne Médina li muy nekk théâtre de violence ci ay élections tamit dafa tàmbali di bari di tegloo. waaye yow dama ne la yéen comment nga fi ngeen di toog di wax xam ngeen militant Bamba Fall mënoo fexe ba du voter fi Bamba Fall bëgg militant Cheikh Ba loo ci mënti wax bu xuloo woon ak ñëpp aussi Macky Sall lay woteel militant Seydou Gueye ku mu xulool tamit bu ñu xuloon suñu bët bu duñ tuddante l'essentiel ñoo bokk fu ñuy këpp suñuy carte même bu ñu dul tuddante laa wax li ci am solo ku nekk ña nga jiite sa carte Benno Bokk Yaakaar moo ko moom des fois la diversité fait la richesse jongante dafa neex fu ne politique moom bu amul jongante même sëy sax léeg-léeg wujj da ciy baax ndax day tax da lay yokk góorgóorlu coalition jongante ba dama ni la day tax nga am jom tey sa jëkkër bu la wutoon wujj léegi nga bàyyi guddee wàcc bi di teg reer. da nga tontu ci question yi. on a vu ce qui s'est passé durant les locales. yow da nga am problème loolu xanaa. yow seetlu naa kaay saa yu ñu waxee wujj rek nga am problème. may ma tuuti yow xam nga ban problème nga am yow. monsieur Fall takkaleel xale bi wujju. ñu dellu si ci émission bi yaa ngi wax sànq ni dans toute chose jongante da cee baax rivalité da cee baax peut-être que ci la diversité. fait la richesse comme ni nga ko waxee mais on a vu ce qui s'est passé avec les locales il y a eu beaucoup de diversité am na ay listes parallèles et ça a été fatidique pour diversité di nekk richesse nga xam ne ci lay am solo. léegi ci facteurs yi ma doon laaj sànq pour la ñu amaat yaakaar. gagner Dakar. lii ci la bokk ndaxte tey. sur les 19 communes de Dakar. benn commune rek moo ci am 51%. mais yeneen communes yi kenn amu ci presque 40%. parce que 60% yi waa kër Macky Sall la dañoo diviser woon. tey Macky Sall réussir na dajale na njabootam gépp. tey foo dem dama lay jox par exemple ay cas yu bëree bëri. tey boo demoon jëppal Derklé. ki gagné 38% la am. ki ci topp 34% la ci am keneen rakk ko Farba Ngom am 10% kon moom ñoom ñaar boo leen boolee 38 la ñu am ki gagné am 34. boo demee Patte d'Oie noonu la mel. nga dem Liberté noonu la mel nga dem Grand Dakar dem feneen noonu la mel. kon tey Macky Sall tey bi mu xamee ne njabootam gi parce que tamit woo na leen nanguwuñoo ñëw dem nañu gis nañu mais bii du benn nag. bii dootul élection boo xam ne sa bopp ngay défendre. tout à fait parce que li ngeen di ñaari élection yi du benn. ba pare beneen facteur bu amaat. tey bu la Benno Bokk Yaakaar ni la Médina yaa ko jiite yow lañ bëgg a def maire di nga jaay say dàll. jaay sa yére lépp sa banque jaay sa benn oto woo say mbokk transféré sa mbokk ya nekkoon Ndar ak Bargny ku nekk nga ne ko ñëwal voter ma ndax maa war a nekk maire. tout à fait mais élection bi boo xoolee mairie commune yi ci liste bële ñaari mairie commune lañ ci investir est-ce que maire bi nga investirul la mu ko jaraloon ci local dina ko jaral moom nekkul. député nekkaal non loolu laa lay wax dama ne la li tax man la yaakaar am na. local bi ak bii local bi 19 candidats yi. ku nekk xoolatoo woon kuy nekk maire ville mais yow comme que dañu laa def tête de liste da ngaa war a nekk maire da nga caa def maire yi sonnuñ ci de maire yi lañ dajoon ci local yi sonnuñu ko ci élection bi parce que local yi ñoom ñooy falu te bii faluwuñu boo demee Fass maire bi faluwul boo demee HLM maire bi faluwul n'est-ce pas boo demee Parcelles maire ba faluwul la mu ca defoon ci local yi du ko ci def parce que ñeneen lañ ñara fal dañ ko fee bàyyi jël ay moromam boo demee ci Cheikh Gueye faluwul kon coono ga ñu daan daj est-ce que daj nañu ko déedéet mais bii nag. daf leen koy bii bu dee waa Bennoo xam ne jël nañu tiré nañu leçon élection locale yi dajalewaat nañu seen bopp additionné nañu ku nekk la nga amoon ni boo góorgóorloo yokk ci loolu. bu paree tamit nii parce que xam nga boo nekkee opposant jëlagoo pouvoir. buñ ne yàlla nga ne bu wàccee ma capté ko. mais tey ñëpp xam nañu promesse ñu doon def dara du ci woon dëgg. parce que tamit même tey maa ngi dégg ay candidats yoo xam ne ci élection bi naan waaye xamuñ ne élection législative mooy élection bi gën a impopulaire ci élection yi. pourquoi même France 34% la ñu am taux de participation élection bi taux bi nga amoon local mënoo ko am parce que élection
local sa mbokk mi nekk Dagana te dégg na yaay candidat daf koo jëloon transféré jël xëy horaire bi ñëw voté si delluwaat bii du ko jaral. tout à fait bii boo xoolee militants yi ñoo ci gën a sonn élection locale bi yow dañu la def candidat maire nga gis ci sa carrière mu jaral la chaque guddi ngay yenn ci at di tawte mais bii jaral na ko da nga naan dañ ma fee bàyyi jël samay morom. est-ce que cela boo demee par exemple parti socialiste yi nekk ci Dakar dañ fee bàyyi présidente coordination yépp jël koo xam ne amul comité amul section amul dara ci yaa ma neex lañ ko tabbee au dernier moment léegi nga foog ni président de coordination yi nañ ci rey seen bopp duñ ko def. allez-y Fatou Abdou. ci loolu yaa ngi koy wax est-ce que aujourd'hui monsieur le maire Bamba Fall gënoo am pression que Cheikh Ba wala Seydou Gueye yi nga xam ne gagné wuñu woon élection yow da nga génn ci ay élection locale gagné ko ba pare dem rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar. pression man sama dund kenn daf ma ko jaralul xalaatuma ko sax man Fatou Abdou diguma kenn yàlla. dama ni la fii ñu jëm Macky Sall dañ koy xeexal moo am victoire mais man ak pression man dërëm ak junni laa yemale poste ak France sama kër laa yemale dawuma ci gannaaw dara loolu mu teel a leer am na ñoo xam ne bu ñu perdre seen poste dee damaa dund ba toll ni ma toll gisuma poste maa ngi dund li may lekk di ko dundee maa ko ñaqee woon Europe am sama immeuble di ko luyee salaire maire jëluma ko sama oto laay dawal man bokkuma ñi nga xam ne naan bu ñu amoon li torox déedéet bu lépp fi yemoon tey dara du changé ci man mais Macky Sall maa ko yéene victoire daf ko mérité man ci fan yu néew yu ma ko fréquenté du lu ma jox nag de parce que mënu maa jox lu ma yorlu woon bi ma amee 26 ans laa am immeuble 3 étages laa immigré ji am ko. Qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé mooy foncièrement li ma changé. mooy benn. fekk na mer naa ma jege ko am lu bari lu ma koy yaakaar dama ko daan xas ci lu bëree bëri mais bi ma ko fréquenté laa xam. réalité perception la woon wala ci li la. non perception ak li ñu ma daan wax la nga ko doon mere. dama ni la ak perception ak li ñu ma daan wax la. d'accord mais bi ma ko jegee ba nekk ci palais bi laa xam doog a xam ne ndekete ñu li ñuy fooyee du réalité pouvoir lu bari looy xeeb ndekete nii lay demee gaawul ni nga ko yaakaare te nii la sànni xeer yóbbu na de ak kër neex opposition da ngay saaga su ma faloo bu la neexee ni su ma faloo yóbbu salaire yi 1 million mais bis boo faloo dañ naa la sa budget lii lañ la nattal te pour mu jàll lii ak lii lay jaar fii ak fii la nga ni ko de def naa musiba tey maire yu bari seen 100 premiers jours teguñu xeer parce que la ñu doon wax mënuñu ko ndax xamuñu woon administration locale nu muy doxee ñoom pour ñoom dañuy dégg maire bi am na budget 1 milliard ñu foog ne bu ñu ñëwee dañuy fekk 1 milliard ci armoire bi non 1 milliard boobu nga falu maire sa comptable ni la monsieur le maire recette yaa koy wuti de. yaay créé loo xam ne ci dëkk bi bu xëyee ñu jël ko yóbbu la trésor nga ne ko non diw daa soxla 500000 te le monsieur le maire du demee noonu de day am appel d'offre de te procédure yi mën a durer 60 jours nga ne maa ngi woon bi ñu faloo 5 premiers jours naa def nangam ñoom monsieur le maire du noonu de foog nga dem appel de procédure bi ñu lay demee nga ne ko ne def loolu moo dal maire yu bari tey damay dégg ñoo xam ne nii jaruñoo sax yóbbu assemblée un député n'exécute pas parce que le maire est un exécutif local mën na ni su ma faloo taal lampe bi su ma faloo defar tali bi le président est un exécutif national mën nga ne su ma faloo terrain bi naa ko assainir may ko ñii mais le député du moom mooy exécuter benn programme. mais est-ce qu'il y a pas quelque part ci li nga doon wax balaa ngay ñëw ci député bi est-ce qu'il y a pas quelque part des blocages du pouvoir central parce que faral nañu di dégg ay maires yoo xam ne ils sont pas dans le même camp que le pouvoir ñuy wax ni que dañ leen di andil ay difficultés ci seen i ay projets ci seen i ay réalisation projet am na fenn fu ma lire say kàddu fan yi ñu génn nga wax ni projet yu bëri yoo xamante ne ni sa mbébét la woon pour Médina mu ci am tardement parce que tout simplement ville de Dakar moom moo ci teg tànk alors est-ce que loolu quelque part donc il y a pas koñante bi nga xam ni loolu am na fépp ku aayewal sa moome loolu doo fi nekk sax di yéema lay xam nga lan la ku aayewal sa moome Barthélémy Diaz Médina amu mandature bi comme que neen day xeex ak man lépp luy projet Médina dindi na ko tali yi fi soam pare woon def commencé woon ñu war koo yeggale ba defar plan yi ba natt ba pare rayé na ko même agent yi nga xam ne affecté woon nañu leen Médina delloo na leen ne dañ dellu ville projet d'éclairage bi yëpp arrêté na ko subvention bi nga xam ne soit moo ko accepté woon pour terrain Gibraltar 200 millions ñu defar ko bloqué na ko kon amul lenn luy jógee ville ñoom Médina te waa Médina war cee jëriñ jot ci bloqué na léppuy Médina parce que neen day xeex nit ki nag bu tëjee ay buntam am ku la ubbi lu bunt nooy def da nga fay toog naa non bunt bii laay xaar defuma ko. donc on peut comprendre quelque part que maire yi nga xam ni comme ni nga ko waxee boobu léegi bi ñu leen falee defuñu benn réalisation je dirais pas que c'est le cas pour tout le monde mais on peut comprendre quelque part comme nee nga ku l'expression bi nga. voilà bi nga utilisé léegi leeral la mu gën a leer. 53 billets màkk yi mu joxe 53 billets màkk yi ay client am la ko jox parce que tey
bu ñu musaa la jox syndicat yi ba pare dañ daan may commune bu nekk benn ñaar délégué de quartier yi tànn bàjjenu gox yi tànn wala imam yi. mais bii dañoo jël 53 militants yu leen favorable jox leen ko. tey loolu moo fi ne gis nga yi ngay dégg tablette yeeg yooyu. non seeni militants yi ñoom li leen wër. ku nekk dañ laa jox quota. gis nga permis de conduire yi. man Médina joxuñu ko benn ville de Dakar joxul benn permis de conduire Médina. ki nga xam ni moo ko teewal Médina di ko politiqueal kooku lañ ko jox bàyyi maire bi te du yoon. maire bi lañ ko war a jox dama la bëgg woon ni li fi am moo dul yoon. monsieur le maire est-ce que du jox dëgg ñi nga xamante ne dañu far ci opposition jàpp na ñoom également parce qu'ils ne sont pas de la coalition Benno Bokk Yaakaar moom moo tax projet yu bari ñu bëgg ko def seen i gox pouvoir bi di leen ko gàntalal ba seen i askan li ñuy laaj xaar ci ñoom yegguñu ci. non man bi may nekk opposition sànni xeer la léeg-léeg sax ñu defal la lu baax nga sëkk jëf sànni xeer dama la daan naa sëkk jëf di sànni xeer parce que dama daan opposé wu nag parce que booy opposé nag commencé tagg pouvoir sa doole wàcc na loolu mooy dëgg xam nga fii lu mu neex dañu waxante dëgg mais bi ma nekkee opposition ci laa am pakasen bi ma duggee pouvoir laa ñàkk pakasen parce que dafa am compte administratif bu ñu may laaj ma yéex koo voté parce que dañuy yéex a jot compte de gestion bi te maa ngi pouvoir mais dama ñàkk pakasen te maa ngi pouvoir te bi ma nekkee opposition la am pakasen 80 000 francs yi Macky Sall mayee mais attention Macky Sall xamul ku ñu ko may de maire opposition bi ku nekk yow yaa dem ak sa waa quartier tànn ko joxe liste de ak bourse yi dañuy sànni xeer nag parce que dañu daan opposé wu mais dëgg bi loolu la dëgg bi. bourse familiale yeeg 3FPT xëyu ndaw yëpp maire commune yi ci travail. alors dëgg bi dañuy bàyyi ba tey ñu xam ko dégg ko ci laminu monsieur le maire Bamba Fall que bu ñu la déggee ndax dañuy comprendre ne boo nekkee opposition nii liste ga dara baaxul boo ñëwee pouvoir da ngay génne expression bi ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura fi kee xool ki la abal bët fu ko neex foofu ngay xool loolu la ñu war a comprendre ci politique bu Sénégal. waaw léegi li ma la ciy tontu Barthélémy Dias toog na seen plateau yi. mu ne Macky Sall bu bëggee troisième mandat am na ci droit ndax constitution bi noonu lañu ko tëggee ñàkk lañu fayda ba mu voté ko xeexuñu ko kon